télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii soir d'info ñu am ci kattanu borom bi yéene ànd ceeg docteur Fatou Touré Seck moom mooy njiitu vétérinaire yi nga xam ni ay soxna lañ jigéen ñi yëngu ci wàllu vétérinaire présidente association des femmes vétérinaires du Sénégal ñi ngi dëgmal fête bu am solo Eid el Kébir el Adha ñenn ñi ko waxit fii ñun ci Sénégal tabaski lañ ko tuddee kon docteur Fatou Touré Seck maa ngi lay nuyu di la dalal ci TFM. merci monsieur Der. kontaan ci dellu si waat fii ak yéen. pour waxtaan ak yéen di nuyu waa Sénégal yëpp. di nuyu sama naataango vétérinaire yëpp. waaye balaa ñuy door nga may ma. rek ma jaale sama naataango vétérinaire yëpp. parce que démb tiis bu metti moo dal si ñun. suñu benn consoeur vétérinaire docteur Lalla Diassé moom moo réer. moom la ñu ñàkk démb ñu jenc ko tey ci Kaolack agent de développement la woon nag doon liggéey ANCAR. voilà spécialisé en production animale ci comme tabaski bi spécialisé ci lépp loo xam ni mooy jàppale nit ñi ci ay xar. yal na ko yàlla yërëm te xare ko àddina docteur Lalla Diassé Sall. waaw ñi ngi koy massawu njaboot gi mu bokk mu yéen vétérinaire yi di ko jaale njabootam di ñaan yàlla xaare ko aljana ak mboolem way dawlu. ni mu leen ko junjee ñu tàmbali kon waxtaan wi docteur ak tabaski bi ñu dëgmal ñàkkul ba sax dinañu laale ci autosuffisance en mouton ndax débat la nu ñuy def ba améliorer race bi yooyu yëpp dinañ ci yegsi mais li gën a jàmp mooy tabaski bi yan conseil ngeen di jox ñi nga xam ni ñi ngi waajal lewatal seeni gàtt ngir jokku li nga xam ni borom bee ko santaane ci ñi ko mën. waaw fi mu nekk nii fi ñu toll ci tabaski bi mooy presque ñëpp jël nañ seen xar yi ba commencé ko dugal seen biir kër yi. donc fi ñu toll nii xar yi war nañu arrêter lekk ak naan parce que dañuy conseiller nit ñi ñu maral xar yi xiifal xar yi 12 heures avant ñu leen di rendi. fukki waxtu ak ñaar laata ñu leen di def sacrifice bi di leen rendi. donc loolu pour lépp lu nekk ci seen estomac yi ci seen biir yi mën a génn avant ñu leen di tëral dafay yombal nit ñi ñu jël yàpp bi mu bañ am contamination ci biir yàpp bi mu bañ am ay lu jóge ci biir bi di dem ci yàpp bi. kon jamono jooju lu mën a nekk la bu dee dañu continuer lekk ak jamono Covid bi ñu nekk docteur balaa ñuy kii foofu sax loo xam ni vraiment ñu bari dañ koy laaj est-ce que xar mën na wàll corona. déedéet xar mënul wàll corona amul transmission jamono bi ñu toll nii. amul fenn fu ñu wane ni que xar mën na wàll nit corona. xam nga dañ naan Chine ba mu jógee ñu lekk lu ñu waruloon lekk mala en tout cas. lañu lekk mu indi ko ci yenn en tout cas ñi xibaar. waaw xoolal corona bi déjà virus bi dëkk ak dëkk dafa ute. ñu ngi waxu variant yi ak yooyu. asantumaa nag espèce ak espèce. donc loolu ñu ko junjoon Chine ne moo wàll nit ñi mën na nekk. mais xar jamono yi ñu toll nii benn preuve scientifique amugul. leer na que xar mën na wàll nit corona. vice versa que nit aussi mën na wàll xar corona. loolu amaguñ ci benn preuve te mësaguñ ko gis. kon loolu ngay ragal ni nga wax bu ñu joxee xar mi mu lekk fukki waxtu ak ñaar laata ñu koy lewetal yan xeeti jàngoro wala yan xeeti virus wala xawma xeetu bactérie. waaw moo mën a indi jàngoro. waaw loolu suñ koy wax génn nañ ci virus yi. ñu ngi dem ci bactéries yi. waaw xam nga virus ak bactérie. bokkul. virus mooy loo xam ni ndaw na ndaw te virus ba jamono biñ toll nii amaguñu dara luy saafara virus. lu koy kii protection lañ ci am. mais amaguñu lu koy saafara alors que bactérie nag moom mi ngi fii nekk ci biir ñun am nañ saafara. antibiotique yeeg yooyu yëpp saafara la. léegi nag biiru xar yi nga xam ni ñax moo siy nekk produit bi ñu dund nag dafa am ay bactéries. moo tax ñu naan nit ñi nañu bàyyi 12 heures pour que compartiment yooyu yëpp mën a jeex. te soo xoolee biiru xar aussi ndox daf si jël place bu bëree bëri donc soo ko maralee balaa boobu ndox bi si nekkoon yëpp dina génn dina tax doo wàll yàpp bi. moo tax kon docteur ñu wax daal séeréer ak pël yi ñuy déglu comme ay kal lañ. seen xar yi jamono ji ñu nekk war nañ leen mën arrêté jox ñu lekk ku ci foog ni mën nga leen xont ak duufal ci diggante bi ba yokk ndawal li
yaa ngi ci erreur. waxtu bi jot na quasiment. parce que 12 heures la ñu wax. donc mën nañu arrêté fi léegi tuuti daal arrêté ndox beeg lekk bi yëpp nañ arrêté. même lekk bi sax mën na arrêté dès maintenant. ndox bi nag 12 heures xam nga yërmande bi ñuy am yore ay mala suñu biir kër. duñ leen jox dara. loolu mais soxlaatul. fi mu nekk nii daal sang ba ñu set. moo war toog nag xaar incha allahu rabbi ñu fekkee. kon message bi ni mu ko waxee rek na ko séeréer yi déggee noonu. bu baax a baax mais docteur bu ñuy wax loolu tamit jamono ji ñu nekk débat bi mooy marché bi ndax xar yi doy naam doyul mais chaque année débat boobu day am même si effectivement gis nañ ni dara lii vraiment approvisionnement xar am na. léegi nag mu des xëy na njëkk yi ku ci nekk ak la nga def sa xar yaa xam ak naka nga ko nar a jaaree équation boobu tamit yéen vétérinaires yi ci amélioration race ak ñu gën a bëri lan moo ciy seen taxawaay ak lan moo ciy seen xalaat. xam nga ñun moom laa la doon wax vétérinaire yi. ñun dañu nekk ay agent de développement. mooy ñun dañ fi nekk pour lépp li nga xam ni mooy mala. permettre nit ñi ñu dund. mën a lekk mala dañ fi nekk pour développer leen. pour yokk leen. ñun ñooy suñuy wax tabax. ñun ñooy defar plan yi. pour mën a loolu mën a am autosuffisance boobu ngay wax ci xar. chaque année nag commerce la. su tabaski bi di jub da ngay dégg ñu naan xar du am ren pour permettre ñiy jaay mën a yokk seen njëg yi mais suñ demee ba heure yii di ngeen gis ni foo doxantu rek di nga gis xar yaa ngi fa ba léegi des na gisaguñu ba waxtu bi may wax ak yow nii signe boo xam ne day wane ni que xar dina manqué ren gisaguñ ko waaw te defe naa ñi si gën a bëri si njëg yi waaw njëg yi nag il faut ngeen comprendre dara Covid bi ñu jógee ñaari at yi tere woon nit ñi sàmmi xar yi toog benn place ak yenn feebar yi nga xam ni yegsi na fi tax na njëg yi il faut mu jóg te ñax bi tamit ak changement climatique bi ak ñun système bi ñuy utiliser fii Sénégal mooy li ñuy wax pastoralisme mooy xar yi dañuy jóg daal di dem beneen côté pour uti ñax mangaan bi dafay tax loolu yëpp ak période Covid bi ñu jógee yëg yi njëgu xar yi yokku avant soo defoon 40 000 50 000 mën nga am xar mais ren de yaakaaruma mu bëri de waaw donte ni ma wax approvisionnement bi gis ni kii na sànq am na ku ma doon laaj lu ma ni ko xaaral ba si kanam da ngay am fit rek ma ne ko fi léegi 20 heures ba 22 heures da ngay jéem a carte rek nañu xaar ba heure boobu ñu dem jéem a mais xam nga njëg boobu muy joxe du nekk njëgu xar bi réel oui parce que jaaykat bi dina jaay rek parce que bëggul dellu ak ay xaram oui mais njëgu xar réel dañu wane ni que atoo at dafay yokku parce que fii tamit dëgg la ñu ngi am benn programme ñun bu ñuy juntu ci suñu ministère pour xar mot ci Sénégal xar doy ci Sénégal mais excès guñ fa mais gis nañ ni li ñuy dugal ci ñetti at yi ba ci ñeent yi d'après statistiques yi mi ngi wàññeeku de plus en plus. mi ngi wàññeeku parce que léegi nit ñi ñu ngi commencé surtout soo ñëwee Dakar gétt boo dugg di nga gis xar yoo xam ne fii lañ leen yaree Dakar nit ñaa ngi jeunes yaa ngi yokku ñu ngi dugg ci yaru xar bi dëggantaan mais mooy li ñuy wax mouton de case mooy xaru biir kër xam nga ñu loolu mouton de terrasse waaw mu ngi noonu mouton de terrasse donc gis nga ni léegi Dakar kër goo dugg ñaar ñett di nga fa fekk xar donc loolu nag dafa yokk vraiment autosuffisance su xar yi ok léegi autosuffisance xar yooyu tamit ak amélioration race lan moo ciy seen taxawaay waaw ñun loolu dañ ko yàgg a wax parce que suñu xar yi nga xam ni mooy suñu cosaan mooy xar yi ñu am fii Sénégal mooy tuwaa biir bi mooy pël-pël bi mooy xaru Casamance bu gàtt bi loolu ñun mooy suñu cosaanu xar donc gis nañu seen yàpp taxu ko bëri loolu te ni ñuy juree ak ni ñuy amee doom xaw na yéex dafa si la xale yi commencé bon yàgg na léegi laadum bi yaa ngi koy dégg nit ñaa ngi liggéey tubaab biir waaw ñu ngi koy croisé tubaab biir bi azawak bi tubaab biir bi soudanais bi nga gis mu dugg si ñu croisé mais léegi lii ñuy gën a liggéey dafa am ay race yoo xam ni ay dëkk yu ñu si jiitu dañu defar ay raasu xar yoo xam ni xar yi pour yàpp la kese conformation bi pour yàpp la kese moom mooy am ndawal te même su lekk bi xar boobu su lekkee 2 kilos aliment mën na si jël 1 kilo alors que ñun suñu xar yi suñu lekkee 2 kilos aliment 500 grammes rek wala 200 grammes mooy dellu si donc facteur yooyu moom la ñuy wax génétique bu ñuy liggéey si xar te xar yooyu par exemple dañuy jur tout le temps ay séex
dañuy jur jur gu bëri waaw dañuy jur jur gu bëri. dañuy jur tout le temps ay séex. donc liggéey yu mel noonu la ñu vraiment ñun vétérinaires yi commencé jóg yàgg nañ ci sax. mais dañ ci jóg léegi. mais Sénégal jëmmagu leen ko wala tàmmaguñ ko fi bu baax miinaguñ ko fi. commencé na di nga gis éleveurs yi benn par benn di ko def. mooy li ñuy wax élevage de terrasse. wala de case. mais am na benn programme boo xam ne tout récemment gis nañ ma si ñu defee ko au niveau du Prodac daggu Kër Momar Sarr bi dañu indi ay xar yoo xam ni Sud Afrique du Sud lañ jógee indi ko fii nga xam ni Dorpeur la tudd ñoom seen spécialité mooy ndawal. li ngay wax mooy yi nga xam ne dañ leen di yar vraiment. dañ leen di yar pour ndawal. te xar yoo xam ni suñu juddoo ba fi ñuy am 3 mois mën nga leen yóbbu benn 40 kilos wala benn 40 kilos si ñetti weer wala ñeenti weer. si ni ngi leen di alors que suñu xar yi fii ñetti weer buñ koy am ñaata la ñuy peese. ay 12 kilos la ñuy peese laadum yi. ñoom ñooy am ñetti weer dem ba ay 25-30 kilos di nga gis loolu si laadum. yaa ngi koy joxe misaal donc ferme boobu ngay wax fu mu nekk. Kër Momar Sarr alors ferme bi mi ngi Kër Momar Sarr. dafa am benn ferme pilote bu ñu fa créé. teg ko fa pour former jeunes yi. pour ñu ñëw liggéey foofu après au niveau du Prodac même. ñoom réservé nañ fa benn place bu mag près de 280 hectares. pour def fa 144 fermes. yoo xam ni loolu lañ ko dévoué. 144 fermes. 144 fermes. xaj na fa daggu Kër Momar Sarr bi c'est plus de 800 hectares. c'est plus de 800 hectares mais la particularité du Prodac mooy suuf boobu ba léegi population yi ñoo ko moom. Prodac dafa am droit d'exploitation ci suuf bi mais moomul suuf bi. léegi nag dañu créer benn ferme boo xam ni bun nga ko démonter yóbbu ko fu la neex. lépp ngi ci ferme bi. am na espace foo xam ni fooy bëyee ñax xam nga xar yi ñax la ñuy lekk. donc dañ koy béy sur place. dañ koy béy sur place mooy fourrage culture fourragère bi mu si ferme boobu 2,5 hectares lay nekk fukki xale. mën nañ fa nekk di fa liggéey. fukki xale yooyu si juróom-benn yi ñoom ñooy moom ferme bi. juróom-benn xale ñooy moom ferme bi dinañ fa yar ay xar dinañ fa def ay culture fourragère dinañ fa def maraîchage tamit. te loolu yëpp suñu formé woo ci ferme bi ñu njëkk a wone bi ñu njëkk a créé mooy ferme impulsion bi dañ leen di jàppale ñu am ay financement ci structure yi état bi def aujourd'hui DER FONSTAB bëri nañ dama bañ juum ku lim juum donc ñu utal leen financement foofu ñoom ñu liggéey mën ci génn exemple bi ma la mën a jox ci autosuffisance su xar yi parce que ci la ñu nekk imaginez suñ defee 100 fermes foofu dañ fay yafal ay xar pendant 3 mois jaayaat leen 150 xar par ferme soo ci defee 100 fermes ñaata la du 1500 1500 ñoom suñu defee 4 cycles ci at bi 100 fermes de 1500 4 cycles de 1500 loolu ñaata la mën nga ko calculer facilement. mën nga ko calculer facilement donc 100 fermes yi ñoom dañuy def 150 1500 xar. waaw ñu ngi ci donte aayuma trop. 100 fermes. 100 waaw 100 avec des cycles de 1500 avec des cycles de 1500 donc 4 fois dans l'année. loolu aussitôt mën na nekk benn apport boo xam ni c'est très important ci autosuffisance su xar. en mouton ci autosuffisance su xar te dina may permettre fukki xale. ñu am liggéey boo xam ni ñoom dinañ ci. est-ce que am ngeen loolu ngay wax noonu phase pilote bi wala ferme pilote tàmbali ngeen. waaw ferme impulsion bi monté nañ ko. moom ngeen dafa bokkoon ci inauguration ferme impulsion bi. nu mu tudd monté nañ ko ferme impulsion Sopela. ok waaw ma nga au niveau du DAC de Kër Momar Sarr. tàmbali nañ am na ay xale yu fa nekk. am na ay xale yu fa nekk di liggéey. ñu ngi koy monter ñu ngi ci culture fourragère bi. ñu ngi ci culture fourragère bi ñu ngi ci culture maraîchère bi. donc ñu ngi xaar rek def dernier réglage yi pour accueillir fa ay xale pour former leen. te Prodac mi ngi monter aussi tout le système pour mën a installer 10 fermes yi ñuy njëkk a installer. après yi ci des nag topp. voilà léegi yéen xale yooyu ni nga wax. naka ngeen leen di tànne wala nu ngeen di def ba ñu dem wuyu si leen ci projet boobu parce que am na solo ni ngay wax Dakar on voit que jeunes yi effectivement de plus en plus ñi ngi intéressé wu ci loolu jàkkaarloo àjjuma bi passé tamit invité nañ koo xam ni gis nañ ni mën nañ tedd ndekete ci yarum xar alors Prodac bu leen fàtte dafa bokk ci ministère de la jeunesse te ministère de la jeunesse am na vivier ba pare te defe naa DAC bu nekk dafa nekk dans une région dafa nekk déjà pour aider jeunes yooyu mais président yaakaar naa ni dafa wax ni que il faut que yëf yi
booloo. nekk benn du ñu ne rek jeune Kër Momar Sarr yee ko moom donc yeneen jeunes yi dinañ ñëw mais bu boobaa dañuy puiser rek ci vivier bu ñu ministère de la jeunesse di tegal à disposition. xale yi nga xam ni mën nañu bindu ñu former leen moom la ñuy wax formation qualifiante. au bout d'un mois dañ leen di pousser dañ leen di jëlee ci technique ancestrale yi ñuy def. pour yar. yóbbu leen ci ay techniques modernes. pour yar par exemple xar bu jigéen mën na am doom ñaari yoon ci at bi. mën nga synchroniser aussi soo amee 100 xar mën nga leen synchroniser ñoom ñëpp ñu amandoo agneaux yi à la même période. Donc technique yu yomb yooyu ak technique de rationnement alimentaire boo xam ni moo obéir logique gu yar xar. Culture fourragère. ak énergie bi nga leen di jox. à travers ay céréales. jeex na. donc très simple. mais loolu ban niveau d'étude la laaj. ci xale alors liñ si tànn xale niveau primaire lañ tànn. boo amee niveau primaire mën nañ la former au bout d'un mois. maanaam ku jàng ba CM2. ku jàng ba CM2 na nga mën a lire ak bind rek jeex na. parce que soo yoree tamit sa exploitation. il faut nga mën a def say compte. oui ngay bindal sa bopp sa compte dépenser naa temps pour def sama tool xar yi tel bés la ñu dugg. mën débrouiller wu ci yenn kii de base yi xar yi tel bés la ñu dugg war naa leen ñàkk tel bés war nañu tëbu tel bés yooyu nga mun ko bind. nga mën ko gérer voilà donc dañuy jóge rek niveau primaire dañuy jógee rek phase ancestrale bi ñu amoon. yore xar sa biir kër. su tawulee nga jël màngaan dem feneen. base boobu rek la ñuy dindi ne leen déedéet toog leen fii ngeen def culture fourragère ngeen tànn xar yu góor yi ngeen yafal leen. xar yu jigéen yi ngeen defal leen programme boo xam ni chaque année mën nañu am ñaari agneau yu ndaw loolu foofu rek la ñuy demee. voilà léegi insémination artificielle tamit ak yooyu foofu moom mbirum xar yi yegg nañ fa wala. alors ñun ci schéma bii ma lay expliquer. dañu décider am benn noyau reproducteur. c'est-à-dire xale yooyu di installer. ñun ñoo leen di jox xar yi. ñun ñooy jël xar yi indi ay races étrangères. indi ay semences étrangères. selon schéma bi ñuy def. pour la reproduction. xam nga tool soo ko amee yow yaay décider du xar bi mooy décider. yow yaa naan man sama tool 300 xar yu jigéen laa ci am sama 300 xar yu jigéen yi dama bëgg chaque année ñu am ñaari agneau. su ñu amee ñaari agneau góor yi lii laa leen di def jigéen yi lii laa leen di def moom la ñuy wax schéma. schéma de reproduction bi mën nañ décider jël xar bi boole kaak benn mâle boo xam ni benn race améliorée la comme mën nañ décider xar bu jigéen bi semence lañ ciy def. pour inséminer ko. pour mën a am produit léegi produit yooyu nag la ñuy jox xale yi. nga xam ni ñoom seen yafal day gaaw pour xar yi atteindre poids yi pour ñu mun am rendement pour mën si génn. croisement tamit espèces yi ñi nga wax yaa ngi wax am na xeet gu jóge Afrique du Sud ndax mën nañ xalaat croiser ko maanaam. oui am na xale yu koy liggéey fii déjà. xam nañ ko ñoom parce que dëkk yooyu. mais comment ça se fait amul barrière naka laa koy barrière génétique amul. non barrière génétique amul. dans la génétique li nga war a xam rek mooy race pure ngay jël. boole kaak beneen race pure pour améliorer benn sujet. F1. amul barrière lu dul xanaa nga jël bëgg xar ak bëy mais tant que xar ak xar la amul barrière génétique mën nga jël amélioration. comme par exemple ñu jël benn pël-pël comme fii gars ñi xar boobu la ñu xaw a yàpp. ñu jël benn xari pël-pël croiser ko ak laadum. waaw mën nañ ko def léegi yenn saay barrière yi nga mën a am mooy différence taille bi. su fekkee par exemple da nga jël benn xaru pël-pël pur nga bëgg ci def benn laadum boo xam ne dafa njool. xar bu jigéen bi su waree am produit bi. dina sonn pour génne ko parce que voilà moo tax nag laadum yi suñ ko jëlee mën nga ko croiser ak toit biir. bi nga xam ni moo gën a njool. bi nga xam ni xaw na ko dendale tuuti. parce que démb dama gis croisement soudanais bi ma lay wax. waaw. ak laadum soudanais du am béjjén. mais justement doom bi ñu am. boobu dafa génne béjjén. mais l'autre caractéristique xaru soudanais bi xam nga genn buy lang ba ci suuf. te rëy lay am. mais genn bi tamit dafa wàññeeku. le produit fini bi mu doonee loolu la. mais xam nga soudanais bi ak laadum bi dañu xaw méngoo. parce que njool nañu voilà méngoo nañ kattan. mais xam nga soo bëggee jël laadum bi te ak xaru Casamance bi nga xam ni. oui ndaama la mooy race ndaama bi. buy def 60 centimètres xam nga du dem. su dee surtout nag ndaama bi mooy jigéen. du dem tëbu bi sax dina am problème parce que xaru laadum bi pour mu tëbu ndaama bi day metti. moo tax ma ni wax est-ce que duñ ko jaarale par insémination bi. waaw loolu possibilité la moom laa la wax loolu choix la booy def mën nga ne man kat damay inséminer sama xar yi. tey daara am nañ fa benn laboratoire boo xam ni xarañ nañ torop ci affaire insémination. nga xam ne dañuy recueillir meilleur mâle yi
jël seen sperme kii yi daal di ko mën a def insémination. alors xëy na ñu jeexale foofu très rapidement rek yaa ngi doon junj ni Sopela day taxaw ci wàll gën a améliorer entrepreneuriat en tout cas ci wàllu jur gi ndax mën nga ñu ci leeral tuuti. waaw man vétérinaire la Sopela depuis plus de 40 ans mi ngi fii Sénégal. vraiment di liggéey ci affaire élevage. donc dañu egg ci foo xam ne dañu ne expérience bi ñu am ci élevage nañ ko. valoriser nañ ko bokk ak xale yi dekk suñu réew parce que gis nañ problème bi am ci réew bi liggéey moo metti pour xale yi donc mun ñu ne nañ leen former d'abord parce que munoo dem te former wuñ la te munoo dem aussi te xamoo yow fi nga jëm fan la ñu former leen ñu trouver partenaire bu mel ni Prodac mu nekk benn partenariat public privé boo xam ni ñoom am nañu suuf yu ñu jox xale yi te bëri nañ tey programme état yoo xam ni ñu ngi fi di financer xale yi léegi ñu financer leen pour ñu dellu ci suuf parce que koom-koom monsieur Der bu la ci dara nax ci élevage ak agriculture rek la mën a jóge dëkk balaa ngay wax industrie balaa ngay wax dara na nit ñi lekk ba suur donc loolu mooy part bi Sopela bëgg a indi ci élevage bi améliorer nag race bi ñu am fii pour que xale yi ñuy lebal xaalis ñu liggéey ci tool yi mën a génn ci liggéey bi ñuy def mun ci am dara mun ci am lu ñu tekkee mun ci am lu ñu dundee loolu donc tey moo ñu indi woon tey te programme autosuffisance alimentaire en mouton c'est très possible agrobusiness am na mais lii benn agrobusiness à petite échelle la c'est-à-dire au lieu nga ñëw def benn ferme bu am 30 000 xar non da ngay def 300 fermes yoo xam ni am na 150 xar te 300 fermes yooyu am 150 xar ferme bu si nekk su si di jëlee 10 xale 3000 emplois dinañ leen créer xale yi dinañ mën liggéey def auto-entrepreneuriat liggéey mën a indi Sénégal ci autosuffisance en mouton. ok sànq ñi ngi doon wax jum xam nga maa ngi naan ay ma ci calcul ñu ngi jum effectivement bi nga ne 150 par ferme. soo amee 100 ferme boo amee 100 ferme on est à 15000. 15000 c'est ça on est à 15000. boo ko defee 3 fois ni ngay wax wala ñaata yoon nga wax. 4 fois 4 fois bon voilà. waaw 15000. 60 000 très rapidement 60 000 ci 100 yooyu tey à part 100 yooyu mën nañ am ñaata au si ñun li ñu prévoir si Prodac bi tey mën nañu am 144 fermes mooy premier G bi mais on sait que DAC yi y a au moins 7 DAC dans tout le Sénégal mais mairie yaa ngi fi communauté rurale yaa ngi fi tey aujourd'hui ñaata mairie sur les 550 mairies su ma juumulee ñaata ñoo am accès direct à l'eau ñaata ñoo nekk ci booru ndox maire yooyu suñ jëloon ku ci nekk nga créer 100 fermes nga liggéey loo fa 1000 jeunes nga produire autosuffisance alimentaire en mouton ci sa gox donc c'est des petits schémas te ferme yooyu ma lay wax avec moins de 10 millions nga installé ko Mohamed Ndiaye bi nga koy wax am na solo nekku fi woon defe naa la répétition est pédagogique pour ñu mel ni moom pour xar yi ñuy waaj a lewetal ñu bàyyi leen jox ñu lekk ak naan ndax foog ni mën nañ ko xont ba ci fajar gi nga xam ni war nañ leen rendi erreur gënu koo rëy docteur ñu jeexalee foofu ni ma wax répétition pédagogique Mohamed Ndiaye déglu doog ñu mën a jox xibaar yi. waaw Mbadou Mohamed Ndiaye dafa jënd xaru 40 000 bëgg mu day ni laadu bi bu la fileeg suba mu toll ni laadu docteur kon yow dégg nga ko bi mu koy wax waaw dégg naa bi mu koy wax loolu moom mënul nekk parce que sa xar moom mën naa la annoncer il faut nga arrêter lekk beeg naan bi jot na ba suba insha allahu rabbi pour éviter bactéries yi jàll ci ndawal xanaa ñun tukulóor yi ñu jéem la yónnee benn xar rek waaw xanaa ñu jàppale ko rek seet nu ñuy def ak moo ndawal li mat vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant waxtaan wi am na solo ci veyu tabaski bi Mohamed Ndiaye kon nga jàppee ko noonu rek xar mi nga bëgg sol ba mu toll nii laa du mënta nekk bu yeboo nga arrêté gannaaw publicité bi di ñu wax incha allah lan moo gën a fës ci